ñu ngi leen di nuyu bu baax mbokk yi di leen dalalaat fii ci TIV Info ñoo tey ñu am gan muy invité de marque muy Khadim Mbaye di coordonnateur Alliance pour Servir Tivaouane ñu gën ko xam ci olof ànd suqali Tivaouane tey moom la ñu dalal fii ci TIV Info bëgg a waxtaanee moom lépp lu jëm ci seen création mouvement boppam taxawee léegi ak lépp loo xamante ne jëm na aussi tamit ci élection yi jàll taxawaay yi ñu ci am ak yii di ñëw aussi mi présidentielle yi nga xam dafa am solo lool par rapport ak bépp mouvement bu nekk ci réew mi aussi ñu bëgg ci ñëw ak moom ci ay laaj donc Khadim Mbaye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay waa TIV Info di leen remercier ci dalal bi nga ñu dalal tey jii nii bon à travers émission bi ñu ngi nuyu képp koo xamante ne ni mu ngi ñuy seetaan ci chaîne TIV Info di jiite ci nuyoo bi kilifa yi nga xamante ni ñooy kilifa diine yi ne ci dëkk bi yëpp moo di ci teg kilifa aada yi di nuyu daal en général képp koo xamante ni yaa ngi ñuy suivre ci émission bi à travers TIV Info ñu ngi leen di nuyu di leen dalal aussi di leen remercier aussi ci dalal bi nga ñu dalal merci. kon je pense que kon léegi sëñ Khadim mën nañ dugg ci question yi muy ñu leen doon laaj bon par rapport ak seen mouvement boobu ngeen xam da ngeen ko taxawal muy Alliance pour Servir Tivaouane ñu bëgg leen laaj lan moo waral ngeen taxawal lu ni mel te aussi ci yan contexte aussi ci la mouvement boobu noonu juddoo ndax ku ne xam ne ni bokk na ci mouvement yi gën a ràññee ici ci Tivaouane. waaw mouvement bi Alliance pour Servir Tivaouane di ànd suqali Tivaouane ñu ngi ko créé juste ci veillu référendum yi ci lañ ko créé woon bon ci campagne yi bi nga xam te ni ñu ngi ci je pense 3 jours wala une semaine avant élection yi ci lañ créé woon bon li taxoon ñu créé ko nag dana woon benn constat bu ñu defoon par rapport ak suñu élite politique yi nga xam te ni fal nañ leen fii ci Tivaouane muy ñi nga xam te ni ñoom ñoo gérer commune bi ñu gis ni bon dafa am liggéey bu bari bu des par rapport ak ci ni war a taxawoo ci dëkk bi bon loolu moo ñu incité woon à ce que ñu taxawal mouvement bi comme ça mu ni permettre ñuy mën a jàkkaarloo ñoom di leen wax seen wareef à ce que ñu ciy répondre muy li nga xam te ni population bi dañ koy soxla te doo gisoon ni ñoom seen taxawaay da cee desoon mais ñoom dañuy def à chaque fois bu veillu élection ñëwee rek ñu ñëw wàcc population bi fekk ji ma manipuler ba am seeni voix te bu élection jàllee kenn dootu leen gisati difficulté yi xam te ni askan wi ñu ngi koy dund yëpp kenn du leen gis ñu taxaw ci taxawaay bi ñu ci war a taxaw bon loolu moo taxoon ñun ñu jóg créer mouvement bi pour yee askan wi à ce que ñi nga xam te ni ñoom lan fal ñu war a jaamu soxlay askan wi ñu koy taxawee ba mu mat sëkk loolu moom moo ñu incité woon à ce que ñu créer mouvement boobu noonu. kon donc bu ñu déggee ci sa biir wax dafa mel ni seen mouvement bi li ko sabab dafa juddoo ci ay frustration donc aussi bu ñu mënoon am par rapport ak frustration yooyu quelques yoo leen ci mën a citer yoo xamante ne rek mën nañ ci duut baaraam. waaw mouvement bi moom loolu c'est-à-dire du ma ne frustration sax mais ay constat la yoo xamante ni pratiquement ñun ñëpp ñoo ko gisandoo woon ñu gis ni Tivaouane ñi nga xamante ni dañ leen fa fal muy monsieur le maire ci moom laay démarrer sax muy le premier magistrat de la ville moom nga xamante ni moom lañ fal pour mu taxaw ci jaamu askan wi gis nañ ni taxawaay bi dafa des ci côté éducation ci côté santé ci côté infrastructure ci côté insalubrité et tout pratiquement su ma limee dina bari mais daal mu bari ay yoo xamante ni daal dama am na ay sooxe yu bari yu ci des loolu bi ñu ko gisee nag avant ñu créer mouvement bi sax bon doon nañ dem def ay marche ay manifestation di leen interpeller ci question yooyu mais gis na ni doonuñu woon fulaal duñu fay daal te comme que gis na ni ñoom benn masse lan gëm nit mbooloo rek lan gëm comme que dañuy politique bon ñu ni nag kon il faut que ñu créer loo xamante ni dañuy mën a jàkkaarloo ak ñoom loolu moo taxoon ñu créé ko problème yi bari na su ma limee daanaka bon fi la ñuy fanaan ci côté éducation kenn ku ne gis na Tivaouane li muy dund ci côté éducation fii tout près rek Kër Chao Balla fi laa dëkk fi laa mën naa fi démarrer am na ay abri provisoire boo xam te ni am na fii nii soriwunu te ku ne xam na ni abri provisoire fii ci Tivaouane mérité wul lool. beneen bi ci des mooy Tivaouane ku ne gis na ni mu mel ak ni mu toll ak dayoo bi mu am waroon na mën a am benn centre de formation boo xam te ni nii au moins ñi nga xam te ni am nañ bac. balaa ñuy demee université sax di def seen étude foofu mën nañ def fi benn formation professionnelle am métier boo xamante ni na leen permettre à ce que usines yi nga xamante ni ñi ngi ci département bi ñu mën leen jël foofu noonu ñu mën leen insérer foofu comme ça ñu mën fa am liggéey mais gis nañ ni fi amul benn centre de formation boo xamante ni na former jeunes yi ci métier
boo xamante ni nan mën a bénéficier wu ci entreprise yu mag yooyu na fi yu mel ni ay ICS Taïba MDL muy ay entreprise yu mag ñu gis leen fii nii ñu waroon a jouer rôle bu mag ci côté boobu noonu ci côté emploi parce que kenn ku ne gis na ne Tivaouane chômage bi daf fi bari trop taux de chômage bi daf fi yaatu trop xale yi amuñu dara defuñu benn activité bu dul Jakarta la dawal Jakarta rek la ñuy def bon ñu xam ni ñu gis ni ñoom manque de volonté politique la mais mënoon na fexe ba Tivaouane ci côté éducation ñu am benn centre de formation boo xam te nii bu am doyoo lay doon mën a former suñ jeunes étudiants yi xam te ni du jar ñu am bac sax di dem ci yeneen dëkk yi di ci yeneen universités yi mais bu ñu amee bac dañuy mën a toog fi def seen formation Tivaouane seen biir famille ba pare ñu mën leen insérer fii tamit ci entreprise fi nekk mais gis nañ loolu dafa des. ci côté insalubrité tamit la même chose boo gisee Tivaouane moom mbalit bi pratiquement mooy décorer fépp moom foo jaar mbalit moo fay décorer ku ko jëlul wut saret boo xamante ne ni peut-être moo la koy collecter nga koy fay bon maire bi amul bon ñun boog zone bii ñu ne gisuñu benn automatique boo xamante ni dina ñëw di jël loolu. bi ci des côté santé bi kenn ku ne gis na ni hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh yal na yàlla yokk ay leeram kenn gis na manifestation bi nga xamante ne organisé woon nañu ko fi parce que hôpital bu toll noonu war na mën a am benn plateau médical boo xamante ni nii dina répondre ci doyo hôpital bi mais kenn ku ne gis na difficulté yi mu doon dund ba à ce que population bi sax ñoo mujj jóg kaas ci wax ci def ci ay démarches ba ñoom ñuy soog a jóg di réagir ak yooyu bon bari na côté infrastructure kenn ku ne gis na ni côté am na benn projet boo xamante ni Abdoulaye Wade moo ko lancé woon à l'époque muy modernisation des villes religieuses muy projet bu mag boo xamante ni nii bon mi ngi doon tourné ci ay milliards yu bari xam te ni chaque 5 ans da doon débloqué chaque année da doon débloqué benn 20 milliards je pense pour mu dugg ci projet boobu mu laaloon domaine yu bari nag électricité amoon na ci route amoon na ci assainissement amoon na ci mais jusqu'à présent danoo gis ni loolu dafa des parce que Tivaouane ku fi ñëw période hivernale da ngay gis ni dëkk bi fépp mooy taa loolu lépp mu nekk ay problèmes yoo xam te ni quotidiennement dañ koy dund ak population bi te ñoom ñoo ci war a indi ay solution mais malheureusement duñ leen gis ñuy répondre ci problème yooyu ñu xam te ni ñu ngi koy dund ak askan wi duñ leen ci gis lu dul veille élection la leen di gis ñu ñëw di taxaw di laaj nit ñi seen i voix te loolu tamit je pense que dafa war a jeex politique seen boobu loolu dafa war a jeex dana war a def politique de développement boo xam te ni dañuy wàcc na ci askan wi xam seen i problème yi ñuy dund quotidiennement ñuy ci jéem wut ay solution mais du nekk politique boo xam te ni rek veille élection yi ngay ñëw def ay promesse wala nga maye ay xaalis loolu dafa naa dafa war a jeex léegi ci dëkk bi merci. déglu nañu aussi sa réponse je pense que indi nga ci ay leeral mais aussi ñu bëggoon a ñëw rek ci baat boo faral di baamtu muy sunu zone bi c'est-à-dire AST mouvement la boo xamante ni comme Kër Cheikh mooy siège bi Kër Cheikh la yam wala dafa coiffé yeneen quartier wala yeneen village. waaw xam nga wàññi boo gis ci benn lay tàmbalee moo tax peut-être fii la juddoo Kër Cheikh Balla mais yàlla def na bi mu juddoo Kër Cheikh Balla tamit ñi dégg suñu discours dégg suñu démarche ñu bari dañ ko apprécier ba ñëw ànd ci ak ñun Kër Cheikh la juddoo fi la juddoo mais nag fi mu toll nii pratiquement yaatu na dépassé na Kër Cheikh du Kër Cheikh donc dem na ci quartier yu bari ci Tivaouane dem na fa village environnant yi aussi dem na fa ñu ngi koy jaatal parce que ñun je pense que jarul sax ñu koy ñuy wër di wax ak di keeg yooyu ñun suñu liggéey dañ koy def ci base bi rek dem ci nit ñi def ay proximité dem ci mouvement de famille waxtaan ak ñoom yee leen xam nga ñu xamal leen seen ay devoir xamal leen li war ci ñoom xamal leen ni tamit politique moom du politique boo xamante ne da ngay ñëw rek ñu utiliser leen ba léegi ñu sànniwaat leen bu leen soxlawaatee ñëw non politique bi nga xamante ni moom la ASC di prôné mooy politique de développement loolu ñu ngi koy yaatal du Kër Cheikh donc mais dem na ci quartier yu bari ba village environnant yante ni ñëw wër Tivaouane village yu bari am nañ fay représentant doon nañ fa dem di waxtaan ak mouvement de famille ba présentement tey jii nii sax tey jii ci loolu lañ jógee ci ay am mouvement de famille yoo xam te ni demoon nañ rencontré leen di gën a massifier mouvement bi di ko gën a yaatal ci liggéey boobu ci la nekk kon léegi moom yamatul Kër Cheikh rek mais yaatu na bu baax a baax pour répondre sa question. léegi constat yooyu yëpp ngeen def ñu mën ko jàppe ay ñaxtu est-ce que yéen da ngeen yem ci ñaxtu wala da ngeen doon poser acte yoo xamante ni yéen a ngi doon joxe seen part ci loolu nga xamante ni moom moo nekk ci dëkk bi comme ni ngeen ko waxee yéen yan solution ngeen ci doon apporter yan action ngeen doon teg pour jouer seen rôle parce que ku ne xam ne développement ku ci nekk ci ñun da nga ci am wàll. waaw effectivement développement loolu moom je pense que ñëpp la war te ñëpp ci war a jàpp aussi mais kenn ku nekk dafa am peut-être niveau boo xamante ni foofu nga mën a intervenir dafa nga mën a yem bon mouvement bi nag yemuñu rek
di dénoncer wala di ñaxtu yooyu mais dañuy jéem a apporter ay solutions wala di jéem a teg ay actions yoo xamante ni au moins ñun ñu ngi koy jéem a def bon bari na mais mën naa ci lim rek loo xamante ni ci côté éducation comme que ñun moom danoo gëm éducation jàpp ne éducation tamit moom mooy développer réew bon pratiquement suñu activité yu bari bon dañ koy centré côté boobu côté éducation ak sensibilisation def ay tee débat waxtaan ak jeunesse bi waxtaan ak jigéen ñi yooyu dañ ciy liggéey dañ koy def ba bokk na ci Campusen dañ koy def chaque année da ngay gis bu kii jàllee bu bac yi jàllee da ngay gis suñu rakk yu bari ñi nga xamante ni am nañ bac dañuy am problème mu dugg ci système Campusen bi pour inscrire seen bopp bon da ngay gis ñu ci bari sax dañuy am ay difficulté ba seen orientation pratiquement duñ ko mujj valider kenn du la mujj orienté loolu nag bi constat boobu bi ñu ko defee ñuy def chaque année ñu taxawal benn comité boo xamante ni nii day veiller ci loolu veiller à ce que bépp doomu Tivaouane boo xamante ni nii am nga bac boo ñëwee jigéen ñu def ay journée boo xamante ni nii journée Campusen lañ koy tuddee boo nu jigee am na ñoo xamante ni nii seen xam-xam màcc na ci côté boobu noonu bu ñëwee ñu organiser journée boobu bépp élève boo xamante ni am nga bac nga ñëw ñu inscrire la gratuitement ba pare topp sa dossier ba amee benn problème ñu jéem a def suñu démarche au niveau ba jéem ko décanté loolu chaque année dañ koy def ba ren jii rek def nañ ko di ci ñu ànd ci nag ak mouvement des étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk Université Gaston Berger Dakar ak Bambey ñoom lañ ci àndal en collaboration ci loolu bokk na ci tam beneen activité éducative boo xamante ni ñu ngi koy def muy ay cours de renforcement yoo xamante ni dañ koy def bu examen yu jubsee bac wala BFM dañuy jël suñu frères yi nga xamante ni ay candidats lan ci domaine ci kii yooyu ci examen yooyu ñu encadré leen ci ay matières yoo xamante ni peut-être dañu ci am ay difficulté muy maths wala PC wala philosophie ainsi de suite ñu encadré leen préparé leen ci comme ça ñu mën a aborder examen bi bu baax loolu bokk na ci suñu activité bokk na ci suñu activité tamit récemment boo xoolee mouvement bi ci ouverture des classes yi recensé nañ lu tolloog plus de 200 élèves wala lu ko mat yoo xamante ni dañoo xool ñi nga xamante ni seen doole demewul noonu ci côté social bon ñu jàppale leen wut ay fourniture ay dons de fourniture boo xam ne dañoo ñëw partager leen ko jox leen ko dimbalee leen ko parce que xam na ni ku ne xam na ni bon suñu parents yi bon dépense rek pratiquement da leen a doy sëkk bu ñu ci bëggee boole yeneen charges yi bon day xaw a métti bon ñun nag comme que mouvement bi am na ay cadres yoo xamante ni ñi nga ci nekk dans tous les niveaux di liggéey am ci lu ñu jàpp bon événement yu mel noonu bu ñëwee kenn ku nekk da ngay génne benn somme joxe ko après ñu couvrir journée boobu noonu loolu bokk na ci suñu activité ci côté environnement tamit kenn ku ne xam nañ tamit wàllu set ni mu amee doole tamit ci doomu aadama bon mouvement de femmes yi ne Kër Thiaw Balla ak Tivaouane ak yenn des villages rattachés yi kenn ku ne gis na liggéey bu am solo bi ci ASR yi def mooy à ce que dem ci ñoom may leen ay balai may leen ay gants et puis tamit di waxtaan ak ñoom tamit di leen yee à ce que tamit ñuy demal seen bopp bokk na ci tamit ñi ngi prévoir ci fan yi néew am ay mouvement de femmes yoo xamante ni ñi ngi waxtaan ak ñoom pour noo xamante ni na leen organiser defal leen ay formation ci entrepreneuriat boobu bu ñu ci jógee tamit ñu ngi leen di waajal defal ay formation yoo xamante ni tamit ci métier lay doon à ce que ñoom ñu nekk ñoo xamante ni ñu am métier parce que ku ne xam na ni jigéen ñi fi mu toll nii problème bi ñu gën a am mooy problème bu métier pratiquement du ñu am benn métier lu dul toog ci kër gi rek la ñuy def mais bu ñu leen formé ñu am métier ñu encadré leen ci entrepreneuriat dina leen permettre métier boobu bu rentable tamit ñu xam nan la ñu koy gérer ba mën di jur dara et puis di delluwaat ci ñoom loolu ñu ngi ciy liggéey formation yu bari na yoo xamante ni ci côté céréales lay jëm côté cuub ci côté eau de javel wala savon bon y a d'autres yoo xamante ni ci loolu daal lañ leen bëgg a former ñu ngi ciy liggéey ak mouvement de femmes yi xool nan lañ koy démarrer loolu tamit activité yoo xamante ni dañ koy def ci la bokk yooyu yëpp diñ koy def nañ def ay tee débat woo jeunesse bi waxtaan ak ñoom xool benn thème jël ko waxtaan ak ñoom ñu xam ñoom li leen war xam ni bon développement ñun ñëpp la engagé kenn ku nekk da ci war a bay sawar ba récemment am école 7 kenn ku nekk gis nga état bi mu nekk bon def nañ fa benn rencontre ñu nag jeunesse su Kër Cheikh bi yëpp muy mouvement kii bi supporters yi nga xam te ni ñoo fi nekk ak yeneen association yi fi nekk ñu dem fa bale école bi nettoyé ko comme que suñu famille yi suñuy doom ñoo fa nekk ñu liggéey ko liggéey bu am solo mur de clôture bi daanu na ñu ngi prévoir benn week-end comme ça ñu ñëw réparer mur de clôture bi tabax ko ba mu mucc ayib yooyu yëpp bon ak tant d'autres yoo xamante ni ay activités yu ñuy def la yoo xamante ni mooy sunu ñun loolu lañ gëm dañoo gëm ni politique du politique boo xamante ni da nga ñëw rek nit ñi voté la après nga demaat mais politique de développement lañ gëm loolu moo ñu ci dugal te loolu incha allah ci lañ fas yéene nekk muy politique de développement mais du politique boo xamante ni rek dañuy woo nit ñi ci rek ñoo leen ngeen voté wala non ñun politique de développement social quoi loolu la ñuy def. waaw je pense que loolu moom déjà leer na li nga fi jot indi ci ay firnde par rapport ak actes yoo leen posé mais sëñ Khadim yow li ngeen wax ni yëpp AST mi ngi koy def loolu ay moyens moo koy taxawal de AST moom fan lay gafaakaam di jóge waaw junuñ ñaa la ko sax sama biir wax
ASC peut-être ñun la ñuy gis ay rares personnes la ñuy gis nii ñu ne ci terrain bi di kii mais ñi nekk ci ginnaaw bari na ñoo xam te ni ci dëkk bi leen dëkk te développement dëkk bi ñor leen ñu ay cadre yàlla dimbali leen ñu réussir seen i études ba nekk ci ay postes de responsabilité ñooñu ba naan ñu nekk suñu ginnaaw pratiquement mën naa ne ñoo nekk suñu ginnaaw mais amul kenn koo xamante ni mi ngi deree la ASC koo xamante ni moo ñuy jox loo xamante ni moom la ñuy mënee suñu activité non mais ñun suñu bopp suñuy moyens propres la ñuy génne bu ñuy organiser benn activité kenn ku nekk da ngay génne benn somme joxe ñi nga xamante ne nii suñu ay frères lan dëkk Tivaouane juddoo fi Tivaouane defar leen ba tey fu nekk di ndamoo Tivaouane lépp lu ñu organiser dañuy dem wax leen ko exposer leen ko après ñoom ñooy collecté fonds yi après ñu organiser suñu journée wala quelque chose comme ça mais amul kenn koo xamante ni mi ngi derrière ASC koo xamante ni mi ngi ni financé wala mi ngi non loolu moom maa ngi la ci rassuré loolu moom amul moom ñun ñooy góorgóorlu ak suñu frères yi nga xamante ni ci dëkk bi leen dëkk Kër Cheikh Awa Balla ñoom ñooy jàpp ci mouvement bi pour muy gën a avancer waaw. waaw kon mbokk yi ñuy suivre fii ci TIV Info gis nañ leeral yi nga xamante ni sëñ Khadim indi na ko par rapport ak seen fonds yi nga xamante ni fi muy jógee pour ñu mën di taxawal action yu ni mel mais dañuy dugg si carrément ci côté politique bi parce que n'est-ce pas mouvement politique ngeen. waaw mouvement politique la ASC mouvement politique la loolu moom c'est clair moom. léegi lan moo doonoon seen taxawaay par rapport ak élection yi nga xam jot na fi jàll lu ci mel ni référendum bi lu ci mel ni législative yi nga xam ni yàggul dara. waaw référendum yi bon pratiquement ci veille bi lan créé woon mouvement bi bon bi ñu ko créé nag comme que bi ñu waxtaanee ñu ni comme que politiciens yi ñi nga xam te ni ñu ngi fi yàgg na ñu leen di wax suñuy problème ji mu ñu ko faj bon kon bii occasion la à ce que ñun ñu voté contre le pouvoir nga xam te ni référendum bi kenn ku ne gis na manifestation bi nga xam te ni defoon nañ ko fii nii bon sensibiliser ni ñu dem wax ak ñoom ñu leen kat ñun mbir mi nii leen ko gisee exposé leen ko kon nag dañuy woote à ce que ñëpp nañ voté contre le pouvoir te bi ñu ko defee tamit amoon na impact juste après parce que ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi doon posé question lan mooy problème mu Kër Cheikh ba jeunesse bi jóg di manifester ak di contre pouvoir beeg yooyu je pense que amoon nañ ci ay réponses yi ñu ci waroon a am mais malheureusement saisiruñ ko ba topp ko ba jusqu'au bout parce que juste après référendum yi déggaatul leen gisaatuñ leen bi ñu leen di déggaat wala ñu leen di gisaat juste veille élection législative yi la législative yi am na ñu ci démarché pour rencontrer nu mais rencontre yu mujj la am parce que loolu suñu choix la woon parce que mënuñu bàyyi ba veille élection ba peut-être 4-5 jours des élections ngay woote naan kaa leen ñu waxtaan bon loolu ñun dañ ko jugé woon moom anormal bon loolu moo waraloon ñoom bi nga xamante ni ñi ngi ñëw bëgg ñëw rencontrer ñun leen après les élections bu ngeen ñu bëggee gis mën ngeen ñëw ñu waxtaan y a aucun problème mais moment bii nii nga xamante ni 3 jours wala 4 jours ci élection yi gisuñu discussion ak yéen parce que gisuñu importance bi parce que référendum yi ba léegi ñëw leen 3 jours des élections ngeen bëgg waxtaan ak ñun foofu peut-être ay promesse ngeen ko mën a jox te yaakaar naa ne loolu mënuñu ci ànd ak yéen ci ay promesse kon ñun moom li nga xamante ni moom lañ jàpp mooy référendum yi tamit législative yi pardon contre le pouvoir la ñuy def loolu moom bu ngeen ñu rencontré moom la ñuy def bu ngeen ñu rencontré lu moom la ñuy def kon pratiquement jarul ngeen ñu rencontré mën nañu bàyyi ba après élection yi nga ñëw ñu waxtaan mais ba élection yi jàllee ak résultats yi ni mu demee gisuñu leen jusqu'à présent gisuñu leen peut-être démarché wuñu ngir rencontré ñu wala dara ñun tamit ñu ngi suñu base ñu ngi liggéey ni war a liggéey xam naa ne ñu ngi leen di xaar dinañ ñëw waaye bu ñu ñëwee bon liñ fi fekk ñoom dinañ ko fi fekk incha allah. léegi lu jëm ci seen taxawaay par rapport ak pouvoir seen diggante ak moom lan la c'est-à-dire da ngeen a dàq ànd ak moom wala da ngeen ànd ak moom. waaw fi mu toll nii moom pouvoir moom ànduñoo ak moom pouvoir ànduñoo ak moom parce que seen mandat bii nii ñoom ñuy jeexal nii depuis 2012 la woon ñun depuis 2014 xaw ma 2015 depuis référendum yooyu en tout cas lan créé woon suñu mouvement problème yi nga xamante ne nii moom lañ doon dund ba tax ñu créé mouvement bi élection yi fi jàll yëpp bu ñu ñëwee dañ ko réglé mais jusqu'à présent ni réglé woon ko kon gis ñu importance bi tax ñu ànd ak ñoom parce que ñun dana amoon ay doléances yoo xamante ni pratiquement moom lañ bëgg ko réglé au niveau de Tivaouane en général ñoom réglé wuñ ko jéem nañu ci solution ba élection yi ñëwaat bon moins deux mois des élections kon gisuñu tamit lu tax ñu war a ànd ak ñoom kon je pense que ni loolu moom pour être clair moom bon kii kat ànd ak mouvance présidentielle bi moom loolu moom yaakaar naa ni mënta ne moom fi toll nii. loolu leer na mbokk yi mais léegi loolu comme li ngeen wax ngeen ni doo leen ànd ak pouvoir loolu dàq ngeen ko seen ànd ak pouvoir léegi par rapport ak seen taxawaay ci élection yi ñu jëm présidentielle parce que ku ne xam na ni présidentielle mooy daj dëpp gi
c'est-à-dire lépp ci lay dessiné woo léegi yéen ban taxawaay ngeen ci am. présidentielle yi moom taxawaay bi ñu ci am moom mooy dañuy am ñu ngi ci opposition bi bon instant yi nag ñu ngi toll ci phase yoo xamante ni ci concertation lañ toll ak ay entretien ak les différents candidats yi nga xamante ni ñu ngi ci opposition bi ci waxtaan lañ toll. parce que tamit bon ñun dañoo jugé woon ni comme que parrainage bi saa waay ji nga xamante ni mi ngi fi nekk mi monsieur le président moom comme ni nga ko waxoon ñu ci bari dina leen dindi ci langue gi. kon gisuñu woon ñuy précipité di def suñuy constatation wala ñuy annoncé wu ci kii la ñuy àndal parce que mën nañu annoncé wu ci kenn ku ne gis nga situation bi ni mu demee kooku peut-être du dem ci élection yi kon loolu waraloon na pratiquement temps bi yëpp ñu jëloon ko pour xaar peut-être ñu leeral ci parrainage yi comme que parrainage yi nag pratiquement ñi ngi koy boogule ñu bari déjà génne na leen ci course bi am na ñu fa des am na ñoo xam te ne ñu ngi xoolaat seen dossier bon ñu ngi xool fii ak 3-4 jours bu affaire yi leeree ñu xam ne ñii ñooy dem ci élection yi bon am na ñoo xamante ni ñu ngi sollicité à ce que ñu waxtaan ak ñoom consultation yi dina tàmbali bu ñu tàmbalee consultation yi différents candidats yi xamante ni bëgg nañ ñu waxtaan ak ñoom bëgg nañ ñu ànd ak ñoom ci élection yi bu ñu waxtaanee ak ñoom bu ñu juboo ci conditions yi ni ànd ak ñoom boobaa dinañ prononcé wu wax ni candidat tel le mouvement bi di àndal mais en tout cas ci opposition bi lay doon loolu moom c'est clair. léegi mën nga ñu dikkal ci conditions yi ndax ki ñuy àndal ci conditions yi leer la ñuy ànd ak moom conditions yi lan moo koy wundu lan mooy doon la ca biir. ndax ku ne xam na ni bon élection présidentielle ñu ci bëri nu muy demee mooy nañu ànd après maa ngi lay xaar ca bopp ko ñoo ma jot suma wàll donc boo ñu mënoon indil ay leeral rek par rapport ak seeni critères par rapport aussi ak ni nga xamante ne noonu ngeen di tànne candidat bi ngeen àndal ci opposition bi je précise ci opposition parce que nee ngeen déjà pouvoir moom dàq ngeen ànd ak moom. waaw loolu moom li ñu fi wax lépp problème yi nga xamante ni pratiquement moom la ñuy dund quotidiennement di ko dund ci Tivaouane ñu wax ko fi ci côté emploi ci côté éducation côté santé côté jeunesse bi sport kenn ku ne état bi nga xamante ni stade municipal bi kenn ku ne ak nga état bi mel parfois mur bi day daanu sax nga gis ci Facebook bi ñuy prononcé wu di casse à ce que nañ ko defar nga Tivaouane li muy rëy nga gis benn espace boo xamante ne espace jeune la sax boo xamante ne nii boo bëggoon tàngal sa yaram sax di nga fa mën a dem def fa tàngal fa sa yaram pratiquement doo ko gis nga gis problème mu am na boo xamante ne sax maa ngi koy fàtte muy problème mu état civil bi loo xamante ni depuis 2012 Tivaouane am problème état civil mënuñu fexe ba régler ko c'est-à-dire am na loo xamante ni manque de volonté la parce que am na yeneen dëkk yoo xamante ni amoon nañ problème bu Tivaouane amoon danoo lakkoon état civil bi mais fi mu toll nii ñoom jël nañ ay précautions dox nañ ci ba léegi gën nañ décret boo xamante ni au moins ñoom seen problème soulagé wu na mais Tivaouane mënu ma comprendre depuis 2012 ba léegi état civil bi nekk problème nga gis ay étudiants yoo xamante ni préinscription dañ koy am seen préinscription dañuy mujj perte ko parce que dañuy am problème mu kayit ñoo xamante ni bac dañ koy war a def dañuy am problème mu kayit man loolu mënu ma comprendre c'est-à-dire ñoom dana war a jàppale jeunesse bi loolu dañ ca woon a am volonté bi jóg démarché ko def li ñu war a def à ce que ñu régler problème état civil bi problème boobu tamit dafa ressentir c'est-à-dire pour revenir sa question mouvement bi daal suñ question yi nga xamante ni wax nañ ko fi muy problème mu éducation problème mu jeunesse bi emploi surtout emploi problème mu santé problème mu éclairage problème infrastructure lépp loo xamante ni am nañ benn document boo xamante ni nii ci base boobu ci la ñuy discuter képp koo xamante ni nii suñuy préoccupation yooyu nangu nga ci taxaw heure boo faloo kooku moom bu ñu déggoo ak yow mën na ànd ak yow et puis nga accessible à ce que buñ problème boo xamante ne am na Tivaouane ñu mën a taxaw wax la ni la problème lii la ngay intervenir ci à temps bon souvent dama koy wax nag Sénégal nag moom li problème bi ñu gën a am moom mooy problème mu nit ñun leen gën a am c'est-à-dire programme yomb na man mii sax sama amoon sama xaalis mën naa ñëw fekk benn xaadim mu dressé na benn programme moom yomb na mais ñun problème bi ñu gën a am Sénégal mooy problème mu nit parce que da ngay am programme bu baax ficelé ko ñëw présenté ko Sénégalais yi ñu fal la sur ce base là mais boo xësee ba toog ci nguur gi loolu lépp dootoo ci respecté dara kon ñun pratiquement problème bi ñu gën a am ñun Sénégal mooy problème mu nit ñun parce que tamit ñu koo xamante ni surtout politicienne bi nga xamante ni moo xew boo waxee lii tey suba nga génn ca mel ni kii du woon yow vraiment man loolu mën moo comprendre loolu tamit lu ñuy étudier tamit ci suñu entretien yi nga xamante ni ñoom la ñuy def ak nit ñi ki nga xamante ni moom la ñuy peut-être àndal ci liggéey bi tamit ban nit la tamit profil am tamit loolu tamit lu ñuy xool la pour xoolee profil bi tamit xool tamit engagement bi mu am ci suñuy problème pour régler ko yooyu yëpp bu ñu ko xoolee ak ñi nga xamante ni ñoom lañ seqal mouvement bi ñu waxtaan ci boobaa dinañ génn ni mu candidat tel moom la mouvement bi àndal incha allah. je pense que loolu moom leer na quoi par rapport ak réponse yi nga indi léegi ñu gis ni at mi jeex na déjà ñi ngi dugg ci at mu bees muy 2019 comme
ni ko njiitu réew yëpp di defee at mi buy jeex ci guddi gi njiitum réew dina taxaw am ay kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci askanam muy li ñuy tuddee discours du président de la république léegi yow discours boobu je pense que suivre nga ko comme acteur politique yëpp ñu lay laaj ban njàngan nga ci am par rapport ak discours bi ku ne gis na ni le président daf ko xaw a centré lu jëm ci bilan lan nga nu mën a wax ci discours boobu. waaw discours bi suivre nañ ko mais bi ñu ko suivre bon discours candidat lañ gis ñun bon discours candidat boo xamante ni dañ koy investir ci élection yi ñu jëm moom lañ gis parce que boo xoolee discours yi mu daan def avant ay 20 minutes la doon duré discours 20 minutes la doon def mais cette fois-ci kenn ku ne gis ngeen discours 30 minutes la def discours bi discours 30 minutes la et puis mu rémunérer peut-être moom li nga xamante ni liggéey na ko fi joxe tamit ay dige yoo xamante ni dina ko def bon li ma ci jàpp tamit loo xamante ni loo amoon importance loo xamante ni jàppoon naa ne war na ci wax muy côté justice bi man jàpp naa ne loo xamante ni waroon na ci wax ak paix sociale tamit parce que tamit kenn ku ne pré-élection la nekk kenn ku ne gis na tension bi nga xamante ni mi ngi am ci élection yi nii te àggaguñ ci kon loolu ñu ngi doon xaar à ce que mu prononcé wu ci boobu tamit man déggu moom wax ci côté justice bi tamit kenn ku ne xam na tamit justice bi sénégalais yi tamit daanaka amatul benn yaakaar ci justice Sénégal parce que kenn ku ne gis na ni muy doxee li fi xew ci fan yi ci justice bi ci magistrat yi boo xamante ni dañuy démissionné nga gis cadre magistrat yi ñuy génn di wax ci justice bi ci indépendance justice bi kon loolu je pense que waroon na ci prononcé wu loolu tamit waxu ci ressources naturelles yi tamit kenn ku ne gis na ne coow bi mu soulevé ci dëkk bi ñëpp di ci wax ba am candidat yu ci bind ay livre wax ci coow li mu jur loolu tamit dégg nañu wax ci boobu loolu ñu ngi doon xaar à ce que mu wax ci yooyu yëpp tamit gisuñu mu wax ci discours bi moo tax ma la ñun discours bi ñu gis discours candidat lañ gis mais gisuñu discours président Macky Sall mais candidat APR lañ gis discours am bon leneen li ma ci wax tamit discours bi am na ay promesse mais tamit li ma ci wax mooy ñun danoo président Macky Sall danoo waxoon 25 minutes du ma ko weesu président Macky Sall danoo waxoon nunu 5 ans laay def président Macky Sall danoo waxoon nunu du ma fal sama rak par décret président Macky Sall danoo waxoon te li mu ñu waxoon lu ci bari contraire ba lañ gis kon pratiquement discours bi kon moom dañ koy jàppe comme noonu rek parce que tamit vraiment boo ñu waxoon la nga ñu waxoon démb bu fekkee gisuñu loolu nga dikkaat bëgg ñu dikkaat leneen pour suba tamit kon dañuy jàpp ni nam demoon na di demee kon dañuy jàpp ni discours la nii rek affaire coutume la rek boo xam ne dañ koy def chaque année la constitution bi moo ko may président bi à ce que chaque fin d'année mu wax ak askan wi bon noonu la dañ koy jàppee mais vraiment li mu ci wax daal amuñu lépp loo xam te ni daal dañ ko ci jàpp pour gëm ko wala dara parce que li mu ñu waxoon avant ba tax ñu changé régime bi indi ko fi pratiquement lépp da ko teg à côté ñëw di doxal leneen ci côté justice bi toujours parce que dañu woon la patrie avant le parti mais loolu lépp gis ñu ko parce que gis nañ ni Nafi Ngom Keïta li tax ñu limogé ko parce que dafa interpellé ñoo xam te ni ci mouvance am la nekk waxuma la topp ñu sax ñooñu mais moom ci boppam lañ fa jëlee ñëw teg fa keneen ainsi de suite bari na problème yoo xam te ni justice mi ngi koy dund te loolu lépp jàppoon nañ ni bon bu ñu fa indee président Macky Sall loolu lépp day saafarawu mais malheureusement lan doon dund ba tax ñu jëlee fi Macky Sall le pur sax mën naa ni moom la ñuy dund ci régime bi fi nekk nii. léegi gannaaw ba discours bi jàllee dafa am coow loo xamante ni moo fi nekk nii muy coowal parrainage bi ndax ku ne gis na ni candidat yi nga xamante ni ñii déjà kale nañ leen jàlluñu am na ci ñoo xamante ni ba léegi seen jàll dañ leen mayaat deuxième chance ba léegi ñoom gindikeeguñ léegi yow ban jàngat nga am ci par rapport ak parrainage fi mu mujjee sax laay wax. waaw man de parrainage moom bettu ma fi mu mujjee bettu ma parce que le premier ministre moo ko waxoon moom moo ni président Macky Sall du jàkkaarloo ku du 5 candidats te boo gisee scénario bi ni muy avancé nii dafa mel ni ñun foofu lañ jëm ci li mu waxoon dama xamul nag ci xam-xam la ko tegoon wala ci fan la ko tegoon mais en tout cas la ma waxoon daal en tout cas ñu ngi koy bëgg a dund fi mu toll nii parce que boo xoolee fi mu toll nii ñi nga xamante ni jàllale nañ leen 5 candidats lan ak 3 yi nga xamante ni peut-être nañ xoolaat seen dossier muy 8 mais boo xoolee am na ñoo xamante ni man seen candidature gëwuma ko muy bu Karim Wade ak bu Khalifa Sall man depuis le début man xam naa ni jàpp naa ni dañ leen éliminer ci course bi kon daanaka kon le premier ministre waxal moom mooy dellu si muy 5 candidats yooyu moom la ñuy jàkkaarlool comme parrainage bi bon ñoom ñoo ko organisé teg seen i plan rien que pour éliminer yenn candidats yi man noonu laa ko gisee vraiment que parrainage bi moom ànduma ci woon bon idée bi peut-être ànd naa ci idée bi à ce que ñu segg affaire yi parce que tamit présidentielle néew loo xamante ni ku tëb rek dagga ca làng rek ñëw wala nga am sa xaalis rek daan damay nekk candidat loolu mënut a nekk ci dëkk boo xamante ni pratiquement 14 millions de sénégalais lan ñu bëgg a retrouver ay 130 candidats wala genre yooyu loolu moom vraiment nekkul loo xamante ni nii lu ma ànd la comme parrainage bi idée bi baax na mais dañ ko yàkkamti c'est-à-dire togguñu ko ba mu ñor amul concertation waxtaanuñ ci c'est-à-dire loolu lépp bu ñu ko defoon avant peut-être parrainage bi mën na baax mais ni ñu ko précipité nii def ko loolu moo tax parrainage bi moom fii rek la ñu mën a yóbbu
résultat bi daal moom mooy mu wàññi candidat yi te wàññi na leen loolu bëggoon. sëñ Khadim bu ñu déggee li nga wax ci parrainage bi ak nombre de candidats yi nga xamante ni premier ministre àddu woon na ci muy du weesu juróomi candidat ci say biir wax yow dafa mel ni maanaam dafa conseil constitutionnel dafa nekk loo xamante ni le président moom moo nekk ci biir maanaam moom mooy tànn ki muy bëreel moom moo dul tànn ki muy bëreel ci say biir wax loolu la ñuy jàngat. waaw loolu noonu sax la demee ci li ma jàpp président moom mooy tànn ki muy bëreel parce que tamit ku gis tamit parrainage bi ni ngeen ko précipité gaawantu ko yàkkamti ko amul concertation amul dara loolu man jàpp naa ne loolu la te tamit professeur Issa Sall wax na ko nee na parrainage bii nii fichier électoral bi nga xamante ni moom lañ jox conseil constitutionnel nekkul bu baax bi d'ailleurs ñi nga xamante ni ñoom lañ génne ci langue gi kenn ku nekk gis nga discours bi ñu tenir à ce que problème yi nga xamante ni am nañ ko par rapport ak ñi leen parrainé nga xamante ni nii c'est très compliqué c'est-à-dire mooy li ma wax rek idée bi baax na mais togguñu ko ba mu ñor concertation yi mu laaj waxtaan yi defuñu ko dañ ko précipité rien que pour utiliser ko ci élection yi nii loolu la te tamit kenn ku ne xam ne tamit quoi qu'on puisse dire tamit justice bi tamit séparation des pouvoirs tamit Sénégal dafa des kenn ku ne xam nga ko parce que président Macky Sall pratiquement moom mooy législative bi moom moo fa majoritaire justice bi tamit dafa nekk tamit ministre de l'intérieur moom mooy wala ministre de la justice moom mooy seen patron moom le président mooy patron xam nga day compliqué c'est-à-dire loolu lépp boo ko boolee moom mooy wane ne rek président Macky Sall moom daal ñu leen waxoon rek ñun bëgg a jàkkaar lool ñoom lay jàkkaar lool teg na scénario bi ñëw taf yëngal fii nii ci affaire parrainage mais xamoon na ni fii lay mujj rek pour réduire opposition bi tànn ay candidat ànd ak ñoom ñii exclure na leen ci côté justice muy Khalifa Sall ak Karim Wade ñi ci des utiliser na parrainage bi génn leen ci langue gi léegi nag kay problème bi mooy kan lay jàkkaar lool dem ca combat ba ca langue te duma jàkkaarloo kenn loolu la moom mënta ne moom foog nga am na koo xamante ni di nga sëgg bëre ak moom xanaa. est-ce que yéen ñi nga xamante ni da ngeen a bëgg a ànd ak kenn ci candidat opposition est-ce que loolu du yokk jafe-jafe ci yéen. waaw du yokk mën na yokk jafe-jafe parce que bu bàyyiwoon ñëpp ñu dem peut-être ci lay gën a baax mais tamit ñi nga xamante ni tamit rëkkale na leen tamit téye na leen tamit loolu tamit dañuy ñëw créer ay coalition rek man noonu laa jàngate mbir mi parce que am na nga xamante ni rëkkale na leen mais teewul ñu toog croiser les bras ak seeni militants peut-être dinañ ñëw dem def ay coalition yu mag combat bi daal di continuer jàkkaarloo ci langue gi man noonu laa ko jàngate mais du caagin ku président exclu rek ci langue gi rek da ngay toog croiser les bras bàyyi nga noonu ku ci mel ne ay Bougane Gueye Dany ñi nga xam ne téye nañ leen ay Hadjibou Soumaré ainsi de suite ñooñu ñëpp mën nañ ñëw kenn ku nekk xool ki nga xamante ni peut-être seeni programme ànd na wala mën ngaa ànd ak ñoom ci élection yi après nga dem ci coalition boobu ngeen créé benn pôle de coalition moom te ni dina mën a tax ñu jële fi saa waay incha allah le 24. sëñ Khadim ñi ngi lay jaajëfal di la wax ne ñi ngi ci sunu njeextalu émission ku ne xam ne émission nii lay demee li nga bëgg a wax lépp comme ni ko olof di waxee du li duuf lépp du xaj ci cin li donc ñi ngi lay jaajëfal aussi di la tàllaat sunu micro di la wax lan ngay tàggoo. waaw xanaa di leen remercier waat encore bon di remercier tamit ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre à vers TV Info bon bu fekkee dafa am loo xamante ne nii lu déporté la wala wax lu mu war a wax ñu ngi koy excuser ba xam ne doomu aadama rek la mais bëgguñu woon a wax benn wax bi offensé kenn loolu tamit ñu ngi koy préciser li ci des mooy di lancer appel ci journée bi nga xamante ni ci leen jëm bon muy ci weekend bii di ñëw wala bi ci topp muy école 7 mur de clôture bi kenn ku ne gis na situation bi mu nekk am na benn activité bi ñu fa defoon semaine passée ñu war ko clôturer ñu ngi lancer appel à ce que bépp doomu Tivaouane bu ko man wala nga dëkk Kër Cheikh wala nga mës a jàngee école 7 nga ñëw ci journée boobu noonu ñu réfectionné waat école bi defar mur de clôture bi defar porte bi comme ça mu nekk environnement bu baax boo xam te ni xale yi nañ fa mën a jànge bon di lancer appel tamit ci jeunesse bi tamit ñu gën a impliqué wu tamit ci développement ci dëkk bi parce que tamit li ma koy wax rek Tivaouane ñun waa Tivaouane ñoo ko mën a defaral suñu bopp ñoo ci war a jàpp kenn ku nekk impliqué wu ci Tivaouane jëm kanam mais kenn du jóge ci àll ba ñëw doon defaral Tivaouane ñu ngi leen di remercier yéen waa TV Info encore une fois di remercier képp koo xamante ni ñu ngi ñuy suivre di remercier tamit ñëpp ñoo xamante ni tamit combat ASC ñoom dañ ci gis seen bopp ba ñëw ñu ànd ak ñun ci combat boobu noonu muy góor ñi muy jeunesse bi muy mouvement de femmes yi nga xamante ni nii ñoom ñëpp ñëw nañ adhéré ci mouvement ASC parce que li ñuy prôné gis nañ ci seen bopp loolu tamit ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax di leen wax nañ gën a jàpp nañ ci gën a nekk rek combat bi day soog a tàmbali rek en tout cas ci kanam la jëm fii ak résultat bi moom duñ bàyyi en tout cas ñi ñu jàkkaarloolu moom nañ jàkkaarloog ñoom ba li nga xamante ni mooy tax ñu leen fiy teg ñuy dox loolu waaye duñ fi teg ñoo xamante ni nii weekend ba weekend la ñuy ñëw Tivaouane bu ñëwee weekend seen famille la ñuy nekk kenn du leen gis lundi ñi nga waat Dakar wala ñi ngi feneen muy ministre yi muy maire muy ñëpp noonu dana bëgg maire boo xamante ni nii
fii ci dëkk bi lay yewoo bu demee Dakar wala mu voyage yi pour lijjanti ji lu mu indi fii ci dëkk bi lay doon waaye du dem tëdd Dakar bàyyi waa dëkk bi noonu ñeneen di ko gérer loolu tamit ñu ngi woo ñëpp ñu bàyyi ci xel ñu ngi leen di remercier waat encore ñu ngi leen di jaajëfal yéen waa TV Info en tout cas merci beaucoup ci dalal bi. ñu ngi leen di jaajëfalaat sunu mbokk internet yi di leen wax ni dañuy foofu la ñuy nar keppee sunu émission tey ñu ngi dalaloon Khadim Mbaye di coordonnateur Alliance pour Servir Tivaouane ñu gën ko xam ci AST donc nii lay demee ak yéen ak ñun ci fii ci TV Info fii ba élection yi ñëw dinañ dalal képp ku nga xamante ni acteur nga di yëngatu ci wàllu politique ci dëkk bi wala sax ci réew mi di leen jox dig daje ba beneen incha allah fii ci TV Info télé de la jeunesse merci.